ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñuy suivre chaîne bii di xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen jàngatu bés bi. te nag dañuy wax ci mbirum 187 milliards yu juddu biir Senelec ak entreprise bi nga xam ni mooy Akilee coow li nag yàgg na mais dafay dossier boo xamante ni lu ñu gën di dem muy jël yeneen tournure amaana sax mënoon nañ xaar ba ci kanam door ci àddu mais toll na foo xamante ni mbir yaa ngi bëgg a leer donte am na yu des li ci làkku nag bari na jur na coow biir APR ñu ngi tamante dëmm seen biir entre ñi ànd ak Makhtar Cissé doonoon fi directeur général bu Senelec te jamono ji mu nekk ministre bi ñu dénk wàllum pétrole ak lépp lu jëm ci énergie ak ñooñu Pape Demba Bitèye bi ko wuutu ci boppu Senelec moom Pape Demba Bitèye ak yenn cadre Senelec di sàkku ñu annuler lëkkaloo gi dox diggante seen boobee këru liggéeyukaay ak entreprise bi nga xam ne mooy Akilee valeur bi toll ci 187 milliards. entreprise boobee di Akilee nag ki ko jiite di Amadou Ly di ab ndaw sénégalais boo xamante ni ingénieur la muy ku ñu naw lool nag ci wàllum jaar-jaar waaye itam volonté gi nga xamante ni am na ko jàngee bitim réew amoon fa liggéeyam dellu si Sénégal ne daf fiy investir. ñun li ñu gëm mooy suñu entrepreneur locaux yi dañ leen war di favoriser dooleel leen bu ñu mën sax di concurrencer te waa bitim réew rawatina nag bu fekkee ni jeune la boo xamante ni il n'a que 38 ans fanweeri at ak juróom-ñett la am ñun en tout cas suñu avis personnel la même bu dee ni dañuy xoolaat contrat bi dox diggante Senelec ak Akilee nañu protéger société bi maanaam buñ ko bàyyi mu dee lu ko mooy rek li dal Sonatel ak Sen'Eau moo ñuy dal. maanaam ay étranger ñoo ñëw di gérer li gën a am solo ci suñu économie te sénégalais yëpp di ko jëfandikoo rawatina nag ci wàllum données personnelles parce que li jur coow li maanaam compteur yi nga xamante ni war nañ ko jënd loolu lépp ay serveur ñoo koy gérer ay données la yoo xamante ni jàpp nañ ni ay doomi sénégalais ay patriotes ñoo ko war a yor mais pas ay sociétés yoo xamante ni bitim réew la ñuy jógee mais nag bu fekkee ni dañuy wax intérêt Sénégal pas intérêt benn investisseur mais yow miy seetaan sa intérêt. ñun ñuy wax ak yéen li ñu bokk muy Senelec te suñu alal di contribuer ci li nga xam ne moo koy doxal waxoon nañ ko ci benn vidéo ñun sénégalais yi dañuy fayal ay liggéeykatu Senelec seen courant donc mbir yooyee day baax ñu jàngat ko ak objectivité parce que dossier bi nii ñu bari ñu ngi ciy wax mais la plupart seen intérêt bopp moo tax ñu ciy àddu mais pas intérêt Sénégal même Pape Demba Bitèye bi nga xam ne moo nekk tey directeur général du Senelec bi Makhtar Cissé di signer contrat bi mi ngi woon ci biir entreprise bi en tant que administrateur. moo tax day baax ñu fàttali fu mbir mi jógee lu ci ay lënt-lënt te ñu war ko leeral lu tax ñuy tudd Babacar Ngom bi nga xam ne mooy président club des investisseurs du Sénégal maanaam mbootaay gi ëmb entrepreneur sénégalais yi ñu gën a ràññee ci réew mi ak Abdourahmane Diouf bi nga xam ne moo nekk directeur général exécutif club bi. ba ci semaine bii nii ñu bari ci ñoom maanaam club boobu noonu démissionné ndax ab ndogal goo xamante ni jël nañ ko te tàgguwuñ leen loolu lépp lañ fas yéene faram-fàccee ci jàngatu tay bi. comme niñ ko souligné pour comprendre mbirum Akilee ak Senelec faaw ñu delluwaat ci ginnaaw parce que mooy tax nga mën a comprendre li jiw coow li il faut que ñu delluwaat ñeenti at ci ginnaaw wala juróomi at ci ginnaaw jamono jooju noonu Makhtar Cissé nekkoon directeur général bu Senelec dafa sàkk woon ci benn cabinet bu ñuy wooyee performance management consulting benn doomi sénégalais bu ñuy wooyee Victor Ndiaye créé ko Makhtar Cissé sàkku ci cabinet boobu noonu defal ko benn jàngat ci anam gi Senelec di fonctionner waaye itam tëgg benn plan maanaam def ay proposition yoo xamante ni dina permettre Senelec am beneen jubluwaay ñoŋal anam gi muy doxee léegi nag en novembre 2016 cabinet bi maanaam performance management consulting def benn plan comme ni ko Senelec sakkoo tuddee ko plan stratégie yeesal 2016-2020 mooy document bi ngeen di gis nii liggéey bi nag ñu ko def ñu ràññee ci Victor Ndiaye bi nga xam ni moo créé cabinet bi waaye tamit Amadou Ly bi ñu leen dimal ci njëlbeenu vidéo bi ci la ñu tëggee benn plan jox ay recommandations Senelec maanaam jox ko ay xalaat ne ko nii ak nii jàpp nañ ni buñ ko defee Senelec dina am beneen xar kanam waaye itam dinañ yaxanal xaalis bu bëree bëri. ñu ne waa Senelec ci page 68 plan bi ngir améliorer commercialisation bi maanaam njaayam courant bi faaw nga créer ay compteurs intelligents mooy comme compteur woyofal yi muy compteur yoo xamante ni day permettre Senelec mën a suivre à distance bépp consommateur li muy jëfandikoo ci courant. waaye itam dina leen jàppale ci xeex fraude yi sàccum courant bi compteur yi aussi day permettre client wu Senelec yi di mën a vérifier à chaque instant ñoom itam li ñuy consommer ci courant il suffit seulement ñu utiliser seen téléphone portable am connexion internet pour maîtriser seen consommation xam li ñuy utiliser mu nekk ab innovation dañ koy reconnaître parce que digitalisation bi li ci gën a am solo mooy day permettre Senelec xeex fraude définitivement parce que ci recommandation yi kër yëpp dañoo war a am compteur intelligent yooyu noonu Senelec war ci commander lu toll ci 2 700 000 compteurs
gannaaw ba ñu defee recommandation yi maanaam jébbal ko Senelec, Makhtar Cissé amoon ñaari choix. Soit Senelec day dem jënd bitim réew ay compteurs intelligents jébbal ko consommateurs yi comme ni ñu amee habitude di ko defee ak compteurs yu yàgg yi, soit dafay créer benn filiale maanaam entreprise boo xamante ni Senelec moo koy moom te mooy gérer lépp lu jëm ci yooyee compteur. te loolu sax booy xool mooy li jaadu ndax Senelec depuis 2010 dañu ne dañ ko war a tas def ko ay pàcc. benn pàcc boo xamante ni mooy produire courant bi, beneen société boo xamante ni mooy distribuer di gérer consommation bi, ak société boo xamante ni mooy jaay. donc Senelec am benn filiale boo xamante ni day permettre ñu contrôler consommation clients yi ak ay serveurs yu am doole. loolu dafay mbir boo xamante ni dafa am solo. léegi nag ci période boobu noonu Banque mondiale ne dafay financer Sénégal ci plan boobu noonu muy plan Yeesal ngir mu jënd yooyu xeetu compteur. mais Makhtar Cissé moom dafa ne jaru ko. Senelec dina samp ab filiale boo xamante ni mooy gérer yooyu compteur. Banque mondiale teewaat xaalisam. ñu ngi en 2017 période boobu noonu ñoom Amadou Ly yi nga xamante ni ñoo defoon étude bi maanaam tëgg plan stratégique bi nga xam ne mooy plan Yeesal ci seen cabinet bii di Performance Management Consulting te conseillé woon Senelec mu commandé ay compteurs intelligents maanaam changer compteurs yi nga xamante ni mooy yàgg yi. moom Amadou, Victor ak Samba Laobé Ndiaye créé benn entreprise le 9 juin 2017 tuddee ko Akile te li ko tax a jóg mooy proposer ay services ci lépp lu jëm ci wàllum énergie. service yu ci mel ni proposer ay compteurs intelligents. muy société anonyme boo xamante ni capital bi toll na ci 882 millions 400 000 francs CFA. ci noonee la leen Makhtar Cissé joxe marché compteurs intelligents yi njëg bi toll ci 187 milliards. contrat bi war a durer fukki at. Akile comme niñ ko waxee sànq war a distribuer lu toll ci 2 700 000 compteurs ci diiru fukki at. nga xam ne daje buñ fi daje bi daje bànneex la. Senelec moo am société bu bees bu ñuy wax Akili bu ñu doon lancé nga xam ne daf ci bokk mais bokk bu mu ci bokk bi moomu ko ñu ko moom ñi mooy ñi taxaw wër ma di Samba Laobé Ndiaye suma ndeyjoor ak Amadou Ly suma càmmoñ di ay ingénieur sénégalais yu jàngi woon France yàlla may leen xam-xam nu mënoon fa toog liggéey nu mënoon fa toog am seen sutura mais nu ñibbisi pour dimbali seen réew mais yàlla may leen xam-xam nu am li nga xam ni duñ ko defar benn jumtukaay bi nga xam ni képp ku am compteur Senelec te am internet ci sa kër mën nga koo am. mais li tax contrat bi jur coow ñëpp dañ doon xaar Senelec créer benn filiale boo xamante ni moom moo koy moom dans la mesure où contrat bi nga xamante ni moom lañ jagleel Akile Senelec mënoon na ko régler boppam maanaam service yi nga xamante ni Akile mi ngi koy proposer Senelec ci wàllu boppam mënoon na ko régler ak personnel am. parce que benn Akile du créer ay compteurs intelligents comme ni ko ñu bari foogee. Akile day dem jënd ay compteurs bitim réew maanaam intermédiaire la. benn société chinoise bu ñu wooyee Hexing mooy defar compteur yooyu noonu. loolu nag la ñu bari mënul comprendre maanaam au lieu que Senelec di am ci ku muy jaar pour commander ay compteur moom Senelec na dem directement jëndal boppam ay compteur parce que loolu da koy permettre mu économiser xaalis maanaam yaxanal. deuxième problème bi mooy ñu bari au début dañu jàppoon ni Akile filialu Senelec la maanaam Senelec moo ko moom moo ëpp lim ci am ci ay action mais Senelec amu ci lu dul 34%. yeneen 66% yi Amadou Ly moo ko moom Victor Ndiaye ak Samba Laobé. ñu bari nag ñu ngi joxe yeneen tur ne bokk nañ ci action yi mais comme que amaguñ ci lu ñu leer dañ ciy màndu. ñetteelu problème bi mooy Makhtar Cissé ci boppam bi muy jox marché compteur yi Akile syndicalistes yi nekk biir Senelec ñoom nee nañ yëguñu ko woon maanaam dañoo xëy rek yëg contrat bi te dañ ci opposé woon maanaam ànduñ ci woon loolu Habib Aïdara di syndicaliste biir Senelec moo ko wax. ñun en tant que syndicat suñu position bi ñu amoon ci njëlbeen bi ñuy doog a gis contrat bi mooy suñu position ba léegi. contrat bi dafa nekkul ci intérêt Senelec amul la ko avantage nekkul intérêt état du Sénégal nekkul intérêt client yi abonné Senelec yi nekkul intérêt agent Senelec yi. pourquoi ñu wax ne nekkul intérêt mooy Akili amul xaalis Senelec moo koy permettre mu dem ci banque yi lebi. Akili amul expertise ak expérience bi nga xam ne moom la war a defee liggéey bi dafa bëgg bu demee jëndi ay compteur ñëw ay agent Senelec la ñuy mettre à sa disposition pour ñu defal ko liggéey ba pare Senelec dafa war a rembourser ay investissement yi nga xam ne moom la Akili di def rembourser yi lépp lu mu jënd ci biir projet bi ba pare ñu séddoo bénéfice bi. ñoo ko déggandoo Senelec ci boppam mooy def investissement mais bu bénéfice yi rotee Akili moo koy ëppale. parce que ci wàllum entreprise noonu lay fonctionner ku ci ëppale ay action yaa jël raw gàddu gi mais Senelec ci mbir mi lim ci am bariwul
mais leneen li nga xamante ni moo yéeme waat ci mbir mi mooy société bi nga xamante ni Akilee fa lay dem muy Hexing jënd fay compteur jaayaat ko Senelec société boobu noonu ci seen politique de vente dañu ne ku jënd ci man lu toll ci 350 000 compteurs dama lay may plateforme technique bi nga xamante ni moo lay permettre nga exploiter yooyu compteur maanaam contrôler serveur yu ni mel c'est-à-dire Senelec bu demoo jëndal boppam compteur yooyu noonu dañ koy may plateforme technique bi mais Akilee moo dem jënd compteur yi ci place Senelec mais yamu ci Akilee day jaay plateforme technique Senelec lu toll ci 9 milliards de francs CFA est-ce que yéen a ngi comprendre maanaam nga ne yow da ngay jënd ginaar borom ginaar gi ne la boo jëndee fukki ginaar dinaa la may kaaf goo ko dugal yow nga ne doo jëndi déedéet nga dem woo sa benn xarit ne ko demal nga jëndal may ginaar boo ko jëndee nga jaayaat ma ko jaayaale ma aussi kaaf gi nga xamante ni dañ la ko may ci gàttal nii la demee. li doy waar du contrat boobu rek li doy waar te mooy objectifu Akilee mooy xam na ne bés bu amee contrat boobu ba jënd compteur yi mu bëgg a jënd ba dem lever crédit dans le milieu bancaire ba jënd lim soxla yëpp non ci biir contrat bi ma gis éléments yi ñu ma won moom mooy moom actif bi c'est-à-dire que moom mooy moom matériel bi da ciy am droit foofu la wax ji nekk parce que bi ñu defee audit bi dañ ne filiale bii buñ ko sampee dina capter 600 milliards pour un bénéfice de pour un investissement de 200 milliards 200 investissement yooyu mooy bon de commande compteur yu bees yi nga xam ne ci xaalisu sénégalais yi lañ ko nar a fayee waaye Akilee moo nar a nekk propriété actif bi ba noppi capter 600 milliards de rentrée yi nga xam ne c'est des économies ba noppi moom ci 67% may la aj ndax l'opportunité d'une telle décision nekk na lu pertinent lu nit mën a nangu. te beneen mbir bu yéeme ci contrat wu Senelec ak Akilee mooy dafa am lu ñuy woowee ci wàllum yoon délit d'initié maanaam bu amee benn këru liggéeyukaay wala doomi aadama boo xamante ni dafa am ay information yu bari ci benn projet wala étude kooku amul droit ëllëg bénéficier wu ci marché yu laaleeg étude boobu noonu parce que lim ci xam ci information ñeneen ñi nga xam ne war nañu postuler duñ ko xam bu fekkee ne dañuy def appel d'offre alors que Akilee bi nga xamante ni moom la ñu jox mu gérer wàllum compteur yi ñu ko créé ñoom ñoo réaliser plan stratégique bi nga xamante ni mooy yeesal ñoom ñoo proposé Senelec mu lancé ay compteur intelligent un an après maanaam le 9 juin 2017 ñu lancé entreprise bi nga xam ne mooy Akilee bi war a jaay Senelec yooyu compteur moo tax yenn boroom xam-xam yi ne bu ñu yóbbee dossier bi ci yoon dañuy annuler contrat bi parce que dañu commettre li nga xam ne mooy délit d'initié. Akilee li mu yor bu ñu respecté woon loi wu Sénégal yi gaw ma ne mën na ko yor parce que premièrement il faut que ñu am décision conseil d'administration buy nangu Akilee jotee ci alalu sénégalais yi noonu parce que Akilee mënul nekk filiale du filiale deuxièmement contrat bi normalement war na jaar appel d'offre parce que on parle quand même de 187 milliards et quelque là donc loolu dafa war a am fu mu war a jaar. dafa am également beneen paradoxe bu ne ci mbir mi d'ailleurs loolu bokk na ci li nar a tas biir APR mais comme que problème bu parti la ak problème personnel duñ ci xuus bu baax mais li ñu jaaxal mooy Pape Demba Bitèye ak yenn cadre Senelec yi nga xamante ni ñooy sàkku ñu neenal contrat bi nga xamante ni moom la ñu jox Akilee ñoom ñi ngi woon ci biir conseil d'administration bu Senelec bi ñuy xaati boobee contrat maanaam lépp mi ngi xewee ci seen kanam léegi nag lu tax ñu bàyyi waxuñ dara noppi ba tey ñuy soog a yëkkati seen kàddu naan contrat bi baaxul alors que bañ koy def ñoom fekkee nañ ko étape yépp booy xool participer nañ ci loolu aussi mérité benn laaj d'ailleurs sax ñu ngi wax ci benn société boo xamante ni mi ngi sokke ko réewum Israël ñu koy wooyee Pawcom bi nga xam ne nañ moom la ñu nar a jébbal contrat bi gannaaw buñ ko nangoo ci Amadou Ly piste la boo xamante ni dañ ko topp parce que loolu aussi beneen scandale la nar a nekk mais li wér te wóor te sénégalais war ko xam mooy benn deal la boo xamante ni kenn bëggul mu raaw la période bi ñuy wax ak yéen ñetti groupe étranger teg nañ bët ci marché compteur intelligent yooyu noonu benn bi di société américaine buy wuyoo ci turu Itron beneen bi di société chinoise bii di Huawei ba ca des di benn société italienne buy wuyoo ci turu Enel donc ab mbir la boo xamante ni ñëpp ci teg seen bët moo tax mu bëri coow bëri conflit d'intérêt léegi nag li yenn sénégalais di laaj mooy problème bi lan moo ci yoonu Babacar Ngom ak Abdourahmane Diouf maanaam ñoom lan moo ci dugal seen tur Babacar Ngom dafa jiite benn kuréel bu ñuy woowee club des investisseurs du Sénégal muy organisation boo xamante ni patronat sénégalais bi ñoo ko créé maanaam ñi moom yenn ci entreprise yëpp doolu ci réew mi Abdourahmane Diouf nekk directeur général exécutif boobee club. ci week-end bu weesu membre club yooyu noonu commencé woon jot ay message jugee ci kaw comme quoi que ni
club des investisseurs du Sénégal day def benn communiqué ne mi ngi jàppale Akilee ci dossier bi ñu bari ci ñoom nag am lu leen bett parce que nee nañ kenn mësu koo waxtaanee ci biir conseil d'administration boobee club ci la ñu bari ci ñoom xamal Babacar Ngom ak Abdourahmane Diouf que communiqué boobu noonu engagé wu leen benn yoon ñenn ci ñoom commencé démissionné PDG bu Sagam di Abdourahmane Ndiaye moom dafa démissionné Khadim Kébé di doom ci Ndiouka Kébé jiite société bi nga xam ne mooy Focus SA moom itam quitté na club bi Amadou Kane nekkoon administrateur ci biir club boobee moom itam présenté na lii di démission am moom nag ci lettre de démission am nee na dafa seetlu ñàkk a respecter règle de bonne gouvernance ak conflit d'intérêt ci biir club des investisseurs du Sénégal loolu bokk ci li tax mu gën a démissionné avant sax problème bi di am te loolu révélation de taille la parce que li muy tekki mooy dafa am benn cercle homme d'affaires yu ne ci biir réew mi di complot ak ay hommes politiques yi nga xam ne ñoo jiite réew mi di def seeni lobby ci ndodd sénégalais yi donc cas bii rek mérité na benn gëstu bu am solo amaana dañ ci ñëwaat parce que gëm nañ ni dossier Akilee bi ak Senelec liñ ci xamagum lu ndaw la am na yeneen mbir yoo xamante ni ñoo làkku ci ginnaaw am na ñu ne ci biir affaire bi te bëgguñ feeñ benn conflit d'intérêt la bu doy waar boo xamante ni kenn xamul fa la nar a mujj parce que contrat wu milliard la te milliards yooyu noonu homme d'affaires yi bëgguñu mu raw leen ñoom fu ñu gis opportunité rek dañuy daw sëqatoo pour jël seen wàll donc amaana jëmi jamono daañ dellu si waat ci mbir mi parce que dossier la boo xamante ni pënd mi wuréegul dañ ci dellu si waat ñu waat si ak yeneen yaatal donc ñi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen di daje beneen yoon ci beneen jàngat jaa ngeen jëf